jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média xibaaru marax yi la ca gën a fës ñay liggéey ca district ba nekk ca Guédiawaye ak Dakar Ouest ñoom nag ña nga doon ñaxtu la ñu bëgg nag mooy nguurug Sénégal taxaw ci seen i jafe-jafe bokk na nee nañ ci seen i terrain yoo xamante ne nii ña ngi ko am ca Tivaouane Peulh ñu ne juróomi at a ngi nii ñuy daw ca gannaaw yooyee terrain ab doxub ñaxtu nag jëm ci ñi nga xamante ne nii ñoom la ñu jëlee fële ca Sendou ngir nag port minéralier ak vraquier ba ñoom ñooñu nag dox nañu ñaxtu ndax nee nañ daal kilifa yi joxuñu leen benn yoon gëdd ndax dañ leen faa jëlee ba noppi te joxuñu leen ndàmpaay boo mayul nag daanu delluwaat ca seen i tool ci jamono jooje ña yeewoo ca quartier ba ñu naan Kenya ca Ziguinchor ñoom ña ngay joxañ baaraam tuuma SNHLM ndax ne ñu ñetti at a ngi nii ñu tabaxal leen ay kër te ba nëga ni mënuñoo jot ay caabi la ca gën a yéeme nag mooy am na ci kër yoo xamante ne tàmbali na sax di toj tey jii nag daal di tàmbali ay bis bi nga xamante ne ni moom la ñu jagleel li ñu naan école de base moo waral sax télévision Futur Média daal di def ab seetu nag ci daara yi tout tànk yi ñu ne nag jafe-jafe yi daara yi di jànkonteel bokk na ci wàllug lecture daañu demit ba Saint-Louis ak Tambacounda ngir wax ba tey ci ay bis bi nga xamante ne moom la ñu jagleel école de base FEDER di fédération bi nga xamante ne moom moo ëmb jàngalekat yi fii ci Sénégal ñoom nag dellu nañu gannaaw ci grève bi nga xamante ne nag ñi ngi ci woon fas nañu yéene rek dellu ci classe yi ngir jàngale waaye nag nee nañ lu baree bari duñu ca dellu gannaaw ndax faawu kilifa yi fulaal leen mbokki ponk yaa ngi nii yaatal gi léegi léegi. niñ ko waxoon ci ponk xibaar yi muy nag ñi nga xamante ni ay agent communautaire la ñu nekk ci district bu Guédiawaye ak Dakar Ouest ñoom nag ñooy rek ñaxtu ndax nee ñu dañ leen yoral ay terrain ci Tivaouane Peulh te juróomi at a ngi nii nag ñuy daw ca yooyee terrain la ñuy sàkku nag mooy daal ñu dimbali leen ba ñu mën a jot kon seen terrain yooyu ndax jàpp nañ ni jafe-jafe ci wàllu suuf moom moo leen indil loolee ñu teewlu ñenn ca ñoom ci micro Salif Sow. jàq ak jaaxle ak bëgg ku ñu dimbale moo ñu tax a jóg te yàlla tax ndaxte ay agent de santé communautaire lañu. diggante Ngor ak Wakaam ak Guédiawaye ñun ñëpp ci la ñu bokk amuñu salaire nag boo xamante ne mat na dara ndax salaire boo xam ne bu ñu la ko fayee mënoo ciy jënd sax sa dundu kër bu mat nga dem di ci góorgóorlu di ci jëkkati weer bu dee loo ciy cotiser di ko cotiser ba mu mat tey terrain nga jënd sa terrain boobu mënuloo fexe ba jot ci. bu ñu tayee ñu ne la mu nga das ko boo ëllëgee ñu ne la kayit yaa nga fee mënuloo fexe ba jot ci depuis 2010 ba léegi dafay yàgg. lii nag dañu bëgg vraiment ñu taxaw si balaa musiba di ci am tout temps nii nañuy toog ba xam ne ñu ne terrain Tivaouane Peulh kat am na ku nekk Roi Baudouin ku ca dee wala am na ku nekk Philippe Senghor ku ca dee léegi ñu doog a comprendre ne rek ndeke kon lii dëgg la wala am na ku nekk biir Tivaouane Peulh ku ca dee ñu doog a comprendre. dañoo yaakaar nag ngir yàlla ak yonente ba yaakaar leen te bëgg ndimbal ngir yàlla ak yonente ba te yàlla tax rek dañuy ñaan ndimbal ñun buy grève bu ñu bu ñuy tawee ñu ngay liggéeyi bu naajee ñu ngay liggéeyi bu ko di jotee ñu nga bàyyi suñu njaboot di fanaan ci hôpitaux yi sarax leen ci te yàlla tax te xam ne ñu rek yéen ñoo bokk Sénégal ba ñu nag dara nag lu ñu waay dimbalee rek ñu jël. ñu yegg ba Sendou ak askan wi nga xamante ne nag ñoom la ñu fa jëlee woon nangu seen i tool te ba ndëgg ni nag joxe ñu leen ndàmpaay loole nag la ñuy sàkku daal ñu leen fa jëlee woon ñu ne nag ba moyul daañu delluwaat ci seen tool yooyu bay dañ ci ànd ak Ousseynou Thiam. gannaaw seen doxum ñaxtu bi nga xam ne bii nag police da koo dakkaloon ay bés yi ñu génn nag ñi nga xam ne nii lii du port minéralier et vraquier bu Sendou dafa laal seeni tool ak seeni suuf nag ñoom wàcc nañ tey ji ci mbedd mi li ñuy ñaawlu rek mooy lañ leen fa jëlee te amul benn ndàmpaay boo xam ne bii rek jox nañ leen ko. état warul seetaan aussi li nga xam ne diggee nañu ko ñu nañ fay ñi nga xam ne ñoo doon ñax doon tuur seen ñax muy exploitant yi ñu ne woon avril préfet si boppam ne bu la génn avril nañ signé les PV de conciliation donc ñu gis na yooyu yëpp amul donc mobilisation bi nag tey mooy xamal population yi que ne Bargny Minam Sendou jóg nañu tey pour vraiment li nga xam ne moom la ñu warloo ak port bi ginnaaw bi ñu ko accepté pour mu jaaral ko si yoon donc droit yooyu rek la ñuy laaj. gannaaw ba ñu meree ba futt lool ci mbir moom yooyu impacté nag ne li ñu fas yéene rek mooy daal di dakkal yooyu liggéey. béykat yaa ngi nii toog taxaw nañ temm ne nawet baa ngi ñëw donc bu ñu deful dara dinañ jëlaat seen i jiw jëlaat seen i illeer dellu si tool yi aussi yu bay donc loolu lépp manqué nañ si Bargny Minam yëpp manqué nañ si loolu donc bu amul satisfaction vraiment def nañ ne li ñu diggee nii nañ ko def te lii sensibilisation la prochainement si àll ba la ñuy jëm pour arrêter travaux yi ni ñu ko waxee woon noonu ñu koy doxee
donc am nañu autorisation tey lii ñëw étape bii ñëw mooy que population Bargny Minam Sendou yëpp nañu taxaw comme benn nit aussi pour arrêter travaux yi. gannaaw seen doxub ñaxtu bi nag ñoom nee nañ danañ wéyal combat bi ba ñu jox leen seen i ndàmpaay wala ñu wutal leen ay kër yoo xam ni fa la ñuy dëkk. yeneen i kër di ay dëkkuwaay yu yees nekk ca gox ba ñu naan Kenya te diwaanu Ziguinchor seen i borom nag takk nañu ay morso yu xonk joxañ nag baaraam SNHLM ndax nee ñu kër googu nag daf leen tooñ ba fa tooñ yem ndax ñetti at a ngi nii ñu tabax seen i kër te ba nëg ni nag mënuñoo jot caabi te la ci gën a yéeme nag yenn ci kër yi sax ña ngay tàmbalee daanu janoon nañu nag ak taskatu xabaar yi ngir wax la leen metti Boubacar Diassi. wi nar a dëkk ci logement HLM yu nekk ci quartier Kenya bu Ziguinchor takk ay morso yu xonq ndax nee nañu am na li leen metti. sun mer mi lu ko waral HLM moo nu ko teg kër yi ngeen di gis nii bañ ko tabaxee ak léegi ëpp na ñetti at te biñ koy tabax HLM daf ñu ni woon fii ba juróom-benni weer dinañ leen jox seen caabi ngeen mën a dëkk boobu ba léegi saa yuñ demee ñu ne ñu tey ëllëg lépp luy engagement bi HLM jëloon respecté wu ci lenn. bâtiment yaa ngi commencé xar ñu jàpp ni loolu escroquerie la ndax lim signante état bi respecté wu ko ñëw def lu ko neex ci kanamu population yi. allocataire yii di ñaan li ni mel chef de l'état Macky Sall. ñuy dénoncer loolu di lancer appel li nga xam moom mooy autorité dëkk bi muy monsieur le ministre de l'urbanisme le premier ministre ak le président de la république pour ñu jël ay mesures contre li nga xam moom mooy direction HLM. ñii di ñaxtu jox nañu it am app ñi jiite SNHLM. di demander HLM. li nga xamante ne moom mooy engagement yi feek defaruñu tali yi muy voirie interne muy voirie externe reprendre li nga xamante ne moom mooy éclairage bi defaraat espace public bi su ko respecté wul fii li une semaine dinañu dégg. ñun ñii dem nañu it ca bureau SNHLM bu Ziguinchor ngir taataan ñoom it li ñu jàpp ni moo xew waaye amuñu ki mën wax ak ñun. ñu del si fii nag ci Ndakaaru dem rek ci yenn ci gox moo xam ci Italie ay barab yoo xamante ne nag jëlee woon nañu fa ay nit ngir féexal la ñu seetlu nag mooy ñu bari bu ñu leen jëlee foofu ci ëllëg si rek dañuy daal di del siwaat di continuer nag seenub yëngu loole nag la ñu daal di bëgg mu dakk mu mel ni kon xeex bi nga xamante ni ñu ngi koy xeex ngir féexal Ndakaaru ba nëga ni des na waaye boo seetlu nag am na ci yenn mairie yoo xamante ne ñoom ay brigade la ñu teg rek ngir nit ñi nag bañ a del si sous-préfet bi nag moom it ma nga leen di dànkaafu lu leen ca fekk nag nañu xam ne ñooma Habib Faye. gannaaw bañ leen aaye barab yooyee ñuy yëngutoo ñoom ñi nga xamante nit ay jaaykat lañ ñii di ay ambulant laloon ci robooru tali yi ñi nga xam ne jaaykati añ lañ ba ci taxi ak camion ya nga xam ne anam ba ñu gaaree jaarul yoon ci xàll yi jëm ca Dakar Plateau jàpp Padois ñoom ñooñi di kat ci barab yooyee di wéyal seeni yëngu mbir mi am dëgër bopp lam déet autorité yi ñoom ne dinañ jóg xeex li ni mel waaye ñoom ñii nga xam ne ñoo fay yëngoo ne mbir mi deful lenn lu dul xañ leen seen wërsëg. moo ñëwoon ne daf ñuy jox jour pour jëlee ñu fi ñu ne ko ñu pare wu ñu dem ci place jàmbur ba léegi ñoo ngi fi moom bu paree nag lijjanti ñu fee ba mu pare même bu ko neexee sax bu soxlaa fii nañu ubbil fële ñu commencé liggéey foofu ñun amuñ problème mu ñëw jël si tam bu ko neexee mais fii mënuñu ubbil fële ñu liggéey fa ñu duñ mën a jógee fii moom parce que bu jógee fi amul fa ñu jëm. non dëgër bopp sax xam ne ñoom boobu ba léegi ñoom la ñuy xaar daal waaw ñoom saa yu ñu ñëwee rek ñu xam ne ñëw nañ waaye pour le moment ñu ngi fii di daan suñu doole xam nga pour lu ñu yóbbu suñu njaboot lu ñu suturloo xam nga loolu moo tax ñu toog fii pour le moment waaye du dara. non beef loolu day fekk maanaam loolu non loolu yëpp boo gisee li koy def du lenn maanaam ñàkk am fi nga nekk rek mais bu fekkoon état tey wutaloon nañu fu ñu jëm yaa ngi dem muy foo xam ne leer nañu fi ñun ñoo fi kii bu boobaa dañuy dem ñun la ñu yaakaar. kon fii mu ne faaw ñu liggéey parce que du ñu sàcc. Padois nekk barab boo xam ne bëri na ay yëngu-yëngu lool waaye yu ci bëri jaarut yoon Ndeye Réew Bokk Moomeel bi ne sanc na ab brigade boo xam ne dana ceytu kaaraangeeg gox googee. 11 mars ba léegi bi ñu defee ñun désencombrement buntu Nabi Choucair dañu fa bàyyi brigade boo xam ne brigade buy découragé brigade boo xam ne mooy veiller ci site bi ndax xam nga ni buntu Nabi Choucair leneen moo fa war a nekk lu dul li fa nekkoon. engagement bi ñu am ci wàllu sécuriser place bi ndax place boobu nag xam nga dafa jege Sénélec bi jege centre de santé bi foofu nag dafa war a nekk place boo xam ne dañ ko war a defar ba mu rafet wàllu en tout cas expropriation bi nga xam ne moom la ñu demandé au nom des populations pour que marché bi mën a déployer wu ci plateforme boobu yëpp te yaakaar nañu ne balaa ay bés incha allah
loolu dinañ ko dakkal et puis dinañ ci am résultat ñu yaakaar. beneen opération bu déguerpissement daañu ko amalaat fii ci biir Ndakaaru sous-préfet bu Dakar Plateau di leen ñaax ñu jël seeni matuwaay. côté yooyu amatul kenn koo xamante ne nañ la avertir parce que fu ñu nekk waruñ fa nekk loolu dama koy wax pour toute la sous-région de Dakar Plateau fu waay jël épave oto teg ko ci kaw télé bi atelier mécanicien teg ko ci kaw télé bi dañ ko fa jëlee te bu dee oto la di ko ñàkk parce que nañ ko yóbbu fourrière loolu nag message la bu may wax xam nañ ko ña koy def xam nañ ko yaakaar naa buñ tolloo ci loola du yoon du demee ni mu doon demee. moom moomee sax ne askan woowee di jaay dëgër bopp ñëwaat ca barab yooyu bon de ñu xam ne lu ji njaaga ñooma. damay lancer un appel au esprit citoyen ñu jéem a fexe de defar suñu capital jéem a fexe de defar suñu carte yi ñu xam ne répression bi bu waree am dina am pour que dëkk bi tegu ci yoon. répression sax bëgguma ko mais foo dëgg répression am na c'est parce que dañu jalgati yoon jalgati bi ëpp dëgg dayoo boo xamante ni nit ki day dem ba à un certain moment yow day mel ni déjà il faut mater la. déguerpissement des na koy def ngir gën a yaatal xàll yi waaye tamit gën a yombal dem beeg dikk bi anam ba ñuy lalee ca xàll bi wala sax ca rebooru trottoir yi doonut loo xam ne lu jaadu la ndaxte lii de day gàllankoor koomuk réew mi récalcitrants yi ñoom janook autorité yi saa su nekk ñuy dikkaat ca barab yéen leen di tere ñu fay yëngatu te loolee sax defuñu ci lenn lu dul cib koom. ay bis yi ñu jagleel daara yi ci tout tànk yi ñu koy màggal nag bu baax a baax ni ñu koy faral di defee at mu ne moo waral nag télévision Futurs Médias dem nemmeeku yenn nag ci daara yi tout tànk yi rab laaj nag samp muy jafe-jafe yi ñu ne bokk na ca maanaam ay wàllub lecture mu mel ni kon ndongo yi dese nañoo mën a lire lu baree bari Cheikh Diop lañ ci àndal Pape Sangone Mbaye. ayu bés bi nga xam ne jëkkaleen nañ ko école de base file amul benn xew-xew bu ñu fi mën a nemmeeku ci école Wakam Kan waaye itam jàngalekat bile di ñu xamal ne mi ngi bàyyi xel bu baax a baax thème bi nga xam ne jël nañ ko ci atum ren bi koy jàngal xale yi bu baax ñu ngi leen ci jàppale parce que boo gisee société bi ni mu demee léegi ak xale yi ñuy sàcc ak xale yi ñuy violé dafa important pour ñu gën leen ci ñaax. fii ci réew bu Sénégal école de base am rôle bu am solo boo xamante ni mi ngi koy def ci li nga xam ne moom moo di cursus bu xale bi. xale école la am pour jàng école la am pour am xam-xam ñun maîtres yi li ñu mën a def mooy accompagner leen ci jàng bi ñuy def ndax comme ni mu wax léegi ndax xale bu ñëw rek xëy na am na lu mu xam waaye xëy na day bëri ci boobu du xam nu mu koy agencé ñun nag maître bi nañ fi ne pour di ko dimbali donc léegi jàngale partage la damay def ci xale bi moom tamit mu def ci man. ay gis-gis yu wuute ci lépp lu soxal wàllu nafar gi bu ñu sukkandikoo ci jàngalekat yi la. waaw ñu ngi liir tuuti dafa métti nag parce que gis nga effectif yi ay effectif 67 élèves du ma ne doo mën a di nga dajal lépp mais da ngay xool li ci ëpp nga góorgóorlu ba dajal ko. jafe bu mag la ci xale yi parce que man je dis que xëy na ak changement de programme yi am chaque année ou chaque 2 ans on change des méthodes d'enseigner cela veut dire que tey bii moo xew wala nii nga war a def. xëy na loolu dina ba peut-être day perturber sax jàngalekat bi. fexe di bàyyi xel ci njàngum xale yi loolee di bëgg-bëggu jàngalekat yi li ñu xamle moom moo di guney tey ñooy doon ay magu ëllëg ba tax ñuy woo képp ki nga xam ne rek da nga di waajur nga gën a ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo di xale yi ci li nga xam ne moom moo di éducation yu ndaw yi ci fàttali rek thème bi nga xam ne jël nañ ko ci atum ren di consolidation des valeurs civiques école les forces de défense et de sécurité au service de la nation. muy tomb bu am solo jëm nag ci ñoŋal jikko yi waaye tamit bàyyi xel daara yi taxawaay suñu way kaaraange yi ci askan wi kon mooy tomb boobee nag jëm ci ay bis bi ñu jagleen niñ ko waxee sànq école de base fële ca Saint-Louis yegg nañu ba fa ñu naan Fass Ngom commune ba ñu ne nag ndongo yi faaw ñu gën leen tàggataat bu baax a baax ndax yi xew léegi ci jamono ji bokk na nag ci wàllu fitna faat bakkan gu tar gi ñi faral di nemmeeku ak yeneen i mbir yoo xamante ne faaw nag ñu jox ko gëdd ñu teewlu Ndeye Selbe Badiane moom inspectrice départementale la foofu ci micro Ousseynou Diop. mu nekk bés bu rafet ndax
daanaka ñëpp taxaw nañu tey ñëpp génn seen kër yi directeur yëpp ñëw nañ maîtres yi ñëw nañ élèves yi ñëw nañ pour déglu li nga xam ne mooy message fort bi nga xam moom doon lancé ndax thème bi ren dañu fas yéene dëgëral li nga xam ne mooy jikko yu rafet yi ñu woo ci jàngalekat yi woo ci force de l'ordre yi force de sécurité yëpp ndax dañu seetlu ne jikko yi xaw na yàq tuuti xeex bi bare na xëccoo bi bare na deret bi bare na jikko yu ñaaw yi ñu ngi koy gis donc ñu fas yéene waxtaan ak maître yi waxtaan ak xale yi ba nga xam ne li ñuy buñ duggee ci classe yi dina mën ñoom wax ak xale yi wax joo xam dina leen jëmale ñoom ñu nekk ay citoyen modèle mais daal wax ji yëpp mooy dañ doon waxtaan ak njaboot yëpp pour rek njàngale mi ñu accès ko ci li nga xam ne moom mooy jikko yi defar jikko yi waajur yi tam jàpp am ci waar wu rëy ci kër ga ñu ñaax leen ci pour tam ñoom tam ca kër ga ñu fexe ba jàpp ci xale yi rafetal jikko yi pour que vraiment jàngale mën a jëm kanam. gannaaw diwaanu Ndar Tambacounda ak village SOS ba cantine scolaire ba nag muy cantine boobee nga xamante ne nag fa la gone yi di xéwloo foofu it sunu naataango Moussa Omar Gueye daal dina fay yegg rek ci ay bis bi ngir xool nag xale yi nañu nekkee ñu ne nag lu am solo la boobee cantine ndax dina dimbali xale yi ci lu baree bari. SOS village des enfants Tamaro Touré bi nekk fii ci Tambacounda am na luy toll ci juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari ndongo yu fay jàngee téeméer ak juróom fukk yi jàpp ñaari téeméer yi bokk nañ ci ñi nga xam ni bindu nañu ci cantine scolaire bi bu ñu xëyee ba waxtu añ fa la ñuy yendu ba ngoon ñu daal di nag gont. ci kàddu ki nga xam ni moom mooy directrice bi di madame Diallo Khadijatou Ba xam leen ni bu fekkente ni dem nañu juróomi téeméeri ndongo yi ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yépp daal di bindu ci cantine scolaire bi xoolaat bu ñu xëyee danañ fay yendu ba ñeenti waxtu ci ngoon ñu wàcc laata koon ñu fay toog ba juróom benni waxtu ci ngoon. parce que cantine bi depuis mi fi ñëwee période de soudure daan nañ essayer togg mais c'était entre mars avril mai mais sunu marraine bi mu yëgee loolu mu gis xale yi xam ne cantine vraiment dafay dimbale résultat mu jàppandiku moom mu ne dina wut ay bailleur def tout pour tabaxal ñu cantine bu rafet indi 300 léegi école bi wuti 400 pour vraiment mu nekk 700 ñu mën ko fee restauratrice bi parce que ñëpp xam nañ ne li ci marché bi neexul parce que déjà fii dafa sori par rapport ak ay Afia par rapport ay Plateau par rapport ay Camp Navétane ay Tamba Socé te am nañu ay élèves yu fay jóge léegi suñu wàccee balaa ñuy yegg foofu 14 heures dina tegal wala 15 heures te 16 heures war nañu ñëw donc ñi lekk fii ñoom dinañ am diir ñaari waxtu yu ñuy noppal amuñu ay mat la mais am nañ ay bassin yu ñu lalal xale ñu mën a noppal. village enfant SOS ci Tambacounda gis nañ ni nekk na benn xeetub daara boo xam ni daaray nasaraan bu amul gàntal ñoom duñu grève waaye itim ba tey bëgg nañu daal fii léegi jëmmi jamono bu fekkente ni askan wi ñi nekk ci Tambacounda ci biir réew mi wala ci bitim réew am na ay ndimbal yoo xam ni war nañ ko mën a jagleel village des enfants SOS ñu daal di koy def loolu nag dina gën a mën a suqali njàngin fi nga xam ni moom moo ci village des enfants SOS. ñu des ci njàng mi nag wax ci FEDER di mbootaay gi nga xamante ni moom moo ëmb jàngalekat yi ñoom nag xeex bi nga xamante ni ñu ngi ci woon daan nañ ci dellu gannaaw kon fas yéene rek delluwaat ci classe yi gannaaw nag li ñu jàpp ni am na muy ab dal waaye nag nee nañ du tax nag ñu dellu gannaaw ci yenn xeex yi nga xamante ni ñi ngi koy xeex waa FEDER nag di naqarlu nee nañ koppar yi ñu jàpp ni tuuti na lool ñu koy dugal ci njàng mi fii ci Sénégal Fatou Bintou Konté. dañoo fas yéene delluwaat ci li nga xam ne moom moo di njàngale mi FEDER di fédération des enseignants du Sénégal nga xam ne lu toll ci fukk ak ñett organisation syndicale ñoom ñoo ko ëmb gannaaw ba ñu waxtaanee ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di seen i base dañoo fas yéene delluwaat ci li nga xam ne moom mooy salle de classe yi bu fekkee sax ñoom yenn proposition yu gouvernement bi joxe ba tey nanguwuñu ko. li gouvernement bi proposé pour mën a dakkal grève bi d'accord ci parce que li mu proposé néew na néew goo xam ne ñoom loolu taxu leen woon a mobiliser léegi nag ñu kon ñoom seen mot d'ordre mun ñu koo lever mais ni ñu li leen di proposer mooy njàngameeg njàngale maanaam cours yi nga xam mi ngi doon am ci école yi nañ ko def pour tenir compte ci li Sénégal gépp ñaan jàngalekat yi ak li ñu parents d'élèves yi ñaan nga xam. waa FEDER jàpp nañu ne indemnité de logement boobu nga xam ne jamono ji ba tey moom la ñuy laam-laamee nekkul rek li nga xam ne moom moo nekk seen jiixi jaaxa digganteeg ki nga xam ne moom mooy nguur gi. ndàmpaay dëkkuwaay boobu naam am na solo lool du boobu rek moo ñu boole woon ak nguur gi dafa am yeneeni jafe-jafe yu taxoon ñuy xeex booba ak léegi te nguur gi defu ci àdduwu ci wala nam ko bëgg a doxale du loolu lañ doon laaj. mooy dañ ñoo ameel téeméeri milliards yoo xam ni bor bu ñu dajale la ñoom nguur gi te ñun kat dañ ñoo jaay doole waaye lebaluñ leen ko dañ koo dajale ñoom ci seen coobare ba heure bii léegi nag ñu ni nan ñu ko fay te buñ ko
dem dàq bu sori boo xam ne dañuy xaar lu yàgg parce que nag atte bor fay nan ñu ko fay ci délai boo xam ne xel mën na koo nangu. këyit wu leen di jox wuy firndeel fi ñuy jóge ak fan war a jëm li ñuy avancé ak lépp këyit yooyee ñu war leen a jox nag nga xam da lay permettre nga jóge fii dem fee loolu lañ leen jox ku ci nekk da ngay gis jàngalekat bi xaar juróom-benn at ñii juróom-ñett ñii fukk këyit wuy wane ni avancé nga sax duñ la ko jox ñu ne loolu na dakk ñoom naataango dàmbo yooyu nga xam ne jamono ji moom mooy coordonné bi les organisation jàpp na ne fi mu ne nii xeex gi jeexagul ñang ca ba tey sax fi mu toll nii dénoncé li nga xam ne moom la Serigne Mbaye Thiam nekkee ci ministère de l'éducation mu di yoreen gu rafetul dara. day yore ministère éducation ci jaay doole ci xoqatalaate ak nappaate ak randal alalu ministère bi ak di ko def ci poosam loolu nag du suñuy wax ARMP moo ko wax. ARMP moo ne ci rapport 2014 Serigne Mbaye Thiam luubal na alalu askan wi win ko jox pour mu doxal njàng meeg njàngale bi loolee nag lañ wax ñun nam ko leeral parce que nag réew mi mënoo fee nekk def la neex te du mujj fenn. Serigne Mbaye Thiam abal ñu ndaxte yàq na ministère bi. xam ne moom la ñu comp ci seeni salaire ñoom enseignants yooyu organisation syndicale yi jàpp ni teguñu ko fenn nguur gi li mu def yëfi arbitraire dong la te bu ñu sañoon ñu delloowaat leen ko ci na mu gën a gaaw. jaajëfal ko Fatou Bintou Konté ni ngeen ko doon déggee démb ci suñu xibaar yi kàddu yi tukkee ci njiitu réew mi Macky Sall mi sàkku nag ñu xoolaat defarinu autoroute à péage bi gannaaw nag accident yu tari ak jafe-jafe ñu ciy tudd lu ca mel ni nag la ñuy fay ngir jéggi péage yooyee loole yëpp mu ciy sàkku nag ñu xoolaat ko maître Khassimou Touré moom na mu ko gisee rek mooy bu ñu nemee nag ba nar a indi coppite kon ci contrat boobee jëm ci defarinu bu ñu yeboo ñu xam ne nguurug Sénégal intérêt ak ki ndàmpaay dana ko ci fekk dañ ci ànd ak Mame Birame Diouf. avocat bi nag day teg rek ay principes généraux de droit yoo xam ni kon moo lal contrat autoroute à péage bi doon service public waaye état jox ko Eiffage kon doon ab concession mu am ñett façon gu délégation yoo xam ni moo ci mën a nekk mu ñu koy xamal. am na lu ñuy wax concession am na lu ñuy wax régie am na lu ñuy wax partenariat moom la ñuy wax partenariat public privé ñu lëngaloo liggéey mais ki nga xam dafa def investissement aussi il faut ñu jox ko cër. ak lu ci mënti nekk avocat bi dañuy xamal ni état bi mën na soppi la nga xam ni kon moo dox digganteem ak Eiffage waaye sukkandiku ci nature juridique contrat bi. contrat administratif la wala contrat de droit privé parce que régime juridique yi bokkuñu bu fekkee contrat administratif la am na ñu ko yoon tëralee kan moo war a àtte bu problème amee régime juridique bi nan lay demee yan droit la ci état am yan la ko contractant bi am bu fekkee ne nag contrat de droit privé la dañuy considérer état comme privé boo xam dafa signé contrat entre privé donc kooku code des obligations civiles et commerciales c'est-à-dire droit privé moom la ñu appliqué. maître Khassimou Touré di xamle ba tey nii la mu bëgg kon mooy te ñaari wàll yi toog waxtaan lépp lu jëm ci la leen boole ci lii. pour mu changer ko am na ñaari mbir yoo xam ne war a ko laal. wota la bouleversement wota bouleverser économie du contrat c'est-à-dire que charte yi nga xam ne ñoo gën a diis ci contrat bi war a ko changer objet bi aussi lu taxoon contrat bi jóg war a ko changer aussi donc bu fekkee ñaari mbir yooyu réglé nañ ko mën na def lu ñuy wax beneen contrat bi ñu tuddee avenant nga xam ne moo kim signé loolu ñoom ñoo ñëwaat signé ko ne ko par exemple bu dee autoroute à péage njëg gi seen war nañ ko wàññi wala bu fekkee ne sécurité bi des na mu ne ko li ñu waxoon man ak yow gis nga nit ñi li ñuy tëdd si yoon wi li ñuy gaañoo li ma la waxoon am na ay fautes yoo def il faut ñu xoolaat contrat bi. aussi bu fekkee dañuy changer contrat bi par le biais d'un avenant aussi. état daf ko war a jox ndàmpaay. gannaaw defar autoroute à péage bi Eiffage it yor lépp lu jëm ci entretien waaye war kaa transféré état gannaaw ñaar fukki at ak juróom ci yorin. ñu wax nag ci mbay mi nguurug Sénégal nag nee na koppar yi mu ca dugaloon koppar yu toll noonu da ci dugalaat muy mbayum ren ji ndax lañu bëgg rek moom mooy campagne bu jaar yoon campagne bu jëm ci mbay mi lépp kon ñeent fukki milliards ci suñu koppar daanu ko ci dugal lu soxal nag borub Sonacos bi nguurug Sénégal bis bu set koppar yu takkoo takku lay génnee ca boobee bor ñu teewlu Seydou Gueye moom moo yore kàddu gouvernement bi ci micro Pafara Ñing. campagne boobu gannaaw li ñu wax lépp la taxoon nag mu yemb mooy lañ jëloon ci alal tollu woon na ci ñeent fukki milliards ñu def ko ci mu may ñu mën a faj soxla yi ci wàllu subvention ci wàllu intrant ci wàllu yi ma lim lépp ñu ne nag comme noonu la demee looloo nu may ba fii ñu toll nii bu ñu ko jàppee ci le 2 du mois de mai
bii ñu toll li ñu collecté ci gerte gi jéggi na 600 000 tonnes te genn wàll gi. ministre de l'agriculture bi mu defee introduction ak exposé nee na la ko gënaloon mooy fi ñu tegoon sunu tànk daaw ñu tegaat ko fa premier ministre nangul ko ba ren jagleel nañu mbay mi ci campagne ak programme bi mu teg jagleel nañ ko ñeent fukki milliards en attendant ñuy gis naka la ñu koy toppatoowee ak liñ ci war a indi ak bor yi fi nekk ñu mën koo fay ci ni ma ko waxee bés bu ne ñu joxe milliards ba fukki milliards ak juróom-benn yi nga xam ne moom lañ ñu jot a xayma dina ci des am na bor boo xam nag ministère de l'économie et des finances xayma na ko xam na nu mu toll jël na disposition yi pour ñu fay ko ndax béykat yi mën a dugg ak acteurs yëpp ci campagne bi ci anam yi gën a rafet. ma ngoog ci kàddu yooyu la ñuy tàggatoo mbokk yi sant leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci machine bi ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew léegi ngir faram-fàccee leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.